mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndat ak yéen seen émission yoon wi tey ñu ngi am mbégte ànd ak monsieur Boubacar Camara ci pàttali mbokk yi moo nekkoon ni jamono directeur général bu douane bu Sénégal jiite jamono yi mouvement Jëngu di consultant ci wàllu liggéey bi sëñ Camara ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay gi. salaamaaleykum El Hadj Assane ñu ngi lay fay di la sant ci dalal bi ñu dalal tey ci sa émission yoon wi nga xam ne émission la bu mucc ayib boo xam ne Sénégal yëpp dañ koy déglu. jërëjëf Camara mouvement Jëngu maa ngi koy wax mais Jëngu de xam nga bu ko Sénégalais bi déggee dafa am tuuti connotation ànd ak xeetu fippook maanaam daal c'est un peu brutal pourquoi nga taxaw rek yow ne da ngay jëngu. waaw jëngu bi li ko waral mooy métitu askan wi fi mu toll métit wi tar na tar boo xam ne nit ñi dañuy dund bu jafe. boo ko seetloo fan yi nit ñi ñu ngi wër ndox mu ñu naan ndox mu ñu sangoo ndox mu ñu toggee ba ndox mu ñu sangee seen néew. bu ñu tolloo Sénégal mu am juróom fukki at ak juróom-ñett ci indépendance ngay wër ndox moo sangee sa néew. xam nga ne musiba am na. ñu bare dëkk ci lëndëm métit boobu métitu Sénégal dund bu jafe bi moo tax bu ci tolloo ci réew ñëpp ñu nga xam ne bëgg nañu réew mi dañu war a taxaw jëngu ngir jëriñ seen réew. mais en quoi faisant naka ngeen di jéngoo. waaw parce que jéngu mun na lalu ci démocratie comme mun na lalu ci safaan. waaw xam nga jéngu bi moom Sénégal dañu tàmm di wax ne politique dafa salte politique duñ ci dugg ak yooyu waaye jikko yu bon yi nekk ci politique ñi ko ci dugal ñoo indi jikko yu bon. waaye pour faj ko ñi am jikko yu baax te bëgg seen réew ñoo war a fekk leen ci biir politique bi indi fa jikko yu baax ba mëdd leen. ba politique nekk loo xam ne lii dafay ànd ak yar ànd ak teggin ànd aussi ak détermination pour soo gisee kuy def lu dul yoon nga taxaw dindi ko wax nit ñi ñu changer situation bi nga xam ne ñoom moom la ñu nekkee. Sénégalais yi xamee wuñ la woon xëy na yoon wi nga jël mais xamoon nañ la démb ci jiite douane xamoon nañ la ci nekkoon secrétaire général ministère bu Karim Wade jiite woon lan moo ci sa part de responsabilité ci li ngay jéngu nii. waaw xam nga ñun dañu am ñaari casquette bu njëkk bi ñu amoon moom la ñu summi. casquette haut fonctionnaire bi ñu amoon. def concours liggéey ci administration bi ñu demee ba war koo summi dañu ko summi dem ci privé bi liggéeyal suñu bopp bi ñu demee ba war koo summi dañ ko summi léegi dugg ci politique bi. donc liggéey bi ngay def ci wàllu administration responsabilité yi ñu ci am assumé nañ ko ba mu mot sëkk. bi ñu fi nekkee directeur général gis ngeen liggéey bi ñu fi def bi ñu fi nekkee secrétaire général ministère ànd ak ministre yu bare. gis ngeen li ñu fi def. loolu weesu na léegi beneen Boubacar Camara moo janoo ak yéen mooy Boubacar Camara bi nga xam ne dafa sóobu ci langue politique bi. parce que dafa seetlu ni Sénégal toll na foo xam ne fii da nga war a tànn mooy muñaale ko wala nga jóg taxaw la ñu tàmm. moom la yaa ñu ngi tàmm naan summi lii. dafay tekki ni da nga sacrifier sa bopp pour taxaw. ñun mënuma ko tuddee sacrifice parce que ñun lépp lu ñu am Sénégal moo ñu ko defal. ku juddoo fii Sénégal yaroo fii dem ci système scolaire boo nga xam ne public nga def école publique def fi soldat solu fi soldat jàng fi lépp Sénégal defal ñu lépp ba privé mun ñoo soxla ba di ñu liggéeyloo di ñu fay kon ñun dañu war a delloo njukkal Sénégal. delloo njukkal boobu moo tax mënuñu ko considérer comme sacrifice bu doon suñu sago. ñun lii ñu produire moom la Sénégal di continuer produire suñuy doom suñuy rakk suñuy sët mais fi mu toll nii kenn mënul waat ne système bii Sénégal mun na la produire sa doom buy jàng am liggéey mun na la produire dépense fii Sénégal kenn fanaanootu fi dépense. boo demee ba toll foofu nag ci réew nga nekk intellectuel état bi defal la lim la defal boo toogee sa biir kër tëju def sa plaquette ne attention chien méchant xaj bi soxorul yow yaa soxor. maintenant du yomb ndax yàggaayug politiciens yeeg seen taxawaay ci réew mi ak it yàggaayu miineelu askan wi ci fal ab politique ndax yow du lu ma lay jàngal xam nga ni Sénégal ñoom jàpp nañ ni lépp politiciens yi rek lañ ko yaakaar dem nañ ba jàppale ni Messi sax ñoo xam ni dañu yor seen aw yat rek ne yonent yàlla Moussa rek géej gi xar xëy na. waaw loolu ab foog la. xam nga boo wëree Sénégal ñun dañoo wër Sénégal fu ne ñu dugg fa Sénégalais yi léegi. dañoo sonn ci naxe bi ñëw rek jox la t-shirt jox la sandwich 2000 francs jox la benn mbip wala ñu jox la ay nirole nga dem voter bu ëllëgee kooku tëj portable am Sénégalais yeewu nañ ci de. politiciens yi yaakaar ne loolu mun na continuer dañuy nax seen bopp. fi mu ne nii métit bi tar na tar boo xam ne bii nit ñi dañu bëgg changement maintenant changement pour ñu am ko nag il faut que ñu tànn nit ñoo xam ne ñii seen loxo set na
ba pare xam nañu li ñuy def parce que doone rek nañ fi jëlee kii teg fi kii loolu yàgg na Sénégal da nga naan yow ban programme nga tëral pour soppi Sénégal ban doxalin nga war a def comme état mais aussi sénégalais yi aussi ban comportement la ñu war a am pour changer seen réew. parce que changement réew du seulement état. c'est tout un ensemble. aha ma fàttali mbokk yi ne monsieur Boubacar Camara njiital mouvement Jéngo la ñu àndal seen émission yoon wi moo nekkoon jamono directeur général bu douane monsieur Camara fan yi ku ci jóg rek taxaw samp sa ndënd wala ngay waajal lu ni mel wala nga wax sa yéene ngir Sénégal ñu ne dafa am ku ko yebal wala daa am ku ne ci ginnaawam Cheikh Hadjibou Soumaré ñu ngi am yaakaar xam naa am ko ci moom it ne invité fii am na ñu naan PDS ne ci ginnaaw wala mooy seen plan B di lu mu weddi yow tiituloo ñu ne par exemple Karim Wade ndax amoon ngeen di jamono lëngoo ci liggéey. waaw xam nga Sénégal moom boo yëkkatee nit ñi yëkkati. am na ñoo xam ne du ñu def du ñu bàyyi kenn def bu nit jógee rek ñu ne kii de taq na lii kii fii la jaar fële mais loolu bu fekkee daf lay téye ça veut dire que li nga yëkkati amoo ci Pastef bu war. boo jógee daal defal li ngay def nit ki moom da nga koy juger rek ci acte yi muy posé. kon nag ay jiiñ ak yooyu waxu ñi daanu ci saret la rek. ñoo xam ne du ñu def du ñu bàyyi ko def loolu moom mënul tardeel koo xam ne kii li ngay def xam nga ko. li ngay def am nga ci détermination. nan nga jàngatee génne moom Karim Wade ci liste wote yi. waaw xam nga yooyu affaire démocratie dafa toll foo xam ne Sénégal ci wàll yëpp dañu gis ne régime yi dañuy toujours fexe di jaxase conditions yi ñuy voté pour gën a mun a toogaat ba nga xam ne da ngay gis parfois ñu indi benn système xoolal aujourd'hui jékki-jékki nañu changer carte d'identité yi. mais ñëpp dañuy changer carte d'identité changer électeur ba ñu mujj dem mu indi coow loo xam ne kenn xamul lan la bu ëllëgee ñu ne dañuy indi parrainage waaye yooyu yëpp ay manipulation la yoo xam ne yi pour empêcher ay nit ñu nekk candidat. loolu franchement dafa nekk recul boo xam ne bii ci démocratie. waaye nag ma wax la ne marrainage o parrainage o Sénégalais yi yeewu nañu. xam nañu fan la seen intérêt nekk xam nañu jafe-jafe yi ñuy dund dinañu préparer seen carte calmement te changement yi war a am dina am Sénégal te dina am définitivement ba nga xam ne kenn dootul jël état bi di ko sax-saxe. yow yaa ngi ko jàppee ay pexe ngir tee xëy na ay adversaire ñu taxaw mais président Sall moom reddition des comptes la wax d'ailleurs démb ci ndajeem kilifteef APR mu ne dara mënu ko tere yeggale cette reddition des comptes mooy wàllu dabu kopparu askan wi yow lan ngay wax foofu. waaw dabu bi moom ñëpp ci d'accord waaye dabu bi da ngay commencer sa bopp xam nga booy dabu. da ngay def lu leer say njoñ def lu leer d'abord. nga am dabu. ñaareel ba booy dabu da nga koy def ñëpp gis li nga dabu nii lan la indi waaye dabu boo xam ne bii da ngay am kumba am ndey am kumba amul ndey jël kii làq jël kële yóbbu loolu du dabu. mais dabu de toutes les façons dina am loolu moom ku ñu ci laaj rek di nga ci fekk. waaw. dinañ ko defar ba mu leer nañ te Sénégal dinañ ko ci am. dinaa ñëw ci kanam xam naa ne la gën a indi mooy sa projet fi nga bëgg a jëmee Sénégal mais quand même y a une actualité qui est là comme xas nga dugg ci mbir yi moom géew bi naam déclaré go sa candidat mais manees nañ jort ne xëy na foofu nga jëm di nga ci wax ay leeral mais actualité bi bokk na ci mbiri maire bu Ndakaaru Khalifa Sall. moom arrêt CEDEAO bi ñëw na doon coow li jamono yi dafa dolleeku ci mbir yi spécialiste droit nag ku nekk ni nga ko gisee dem nañu ba dem procureur général sàkku ci état mu wàccoo ak arrêt CEDEAO avocat état ne déet avocat Khalifa ñoom it gis safaanum dañ ko war a ba ci saa si yow lan nga gis en tant que spécialiste parce que gëm naa ne jàng nga droit di spécialiste ci wàllu woowu yow lan ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am mooy affaire Khalifa du affaire droit affaire jaay doole la. parce que boo nee nit dafa détourner deniers publics. ba nga ne loolu moo waral nga jàpp ko te xam nga détournement de deniers publics boo ko defee maanaam boo luubalee loo xam ne alalu mbooloo la dañ la war a tëj téye la par force ba ñuy àtte wala nga ñëw wane ne daal li ñu la wax du dëgg. Khalifa wax ne li ñu ko wax du dëgg ñu topp ci ba cëppaandaw ba procès bi am bi procès bi amee juge bi ci boppam nee na Khalifa détourné wul deniers publics kon nag wane na ne tëje bi ñu ko téye du politique du droit politique la. ñaareel bi nga ne kii amul kiiraayu ndaw askan wi nga wax ko ba téye ko nga jékki-jékki ne nañu teggi kiiraay bi donc wane na nga du politique du droit politique la. CEDEAO bi dafa ñëw rek dëggal li nga xam ne moom la ñëpp xamoon mooy que compétition bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey bëgguñu yenn candidats yi bokk ci te pexe bu nekk dañ koy wut pour ñu def ko donc le combat sur la libération de Khalifa Sall que nous saluons au passage combat politique la waaw droit yi ñu ngi ciy def lu la neex mais askan wi dañu war a xam ne
ñii koy def lii lañ ci jublu léegi nañu fexe ba liñ ci jublu duñ ko am rek. lan moo mën a maye loolu ci réew muñ ne y a la justice elle est indépendante wala boog dafa amul loolu du lu wér. waaw indépendance moom indépendance justice moom kenn mënul wax ne am na Sénégal waaw indépendance justice. gis ngeen dossier yi fi am yépp xam ngeen ne indépendance justice amul Sénégal. indépendance boobu nag mun naa am parce que am nañu ay juges yu baax. yu indépendant yu am xarañ yu jub mais juges yooyu da nga leen di mettre ci conditions yoo xam ne yi dinañu mun a exercer seen justice sans pression. dafa am leen tënk ci réforme waaw dafa am leen tënk ci réforme yi la bokk. réforme boobu mooy dindi fi parparloo moom boo ko fi buggee dindi day fekk nga am volonté bi te amoo loo nëbb. boo amul loo nëbb. amuloo looy koy aar. bu boobaa di nga leeral ñëpp yem ci. kon foofu lañ ci toll ci affaire Khalifa. dafay tekki ne yow boo ñëwee di nga réformer de façon fondamentale la justice au Sénégal. waaye suñu réforme justice moom liñ ci njëkk a def mooy mettre magistrat yeeg avocat yeeg auxiliaire de justice yi ci conditions yoo xam ne dinañu liggéey correctement te duñu soxla ku leen ger duñu soxla benn pression benn. ñaareel bi dinañu organiser système buy surveiller le fonctionnement de la justice boo xam ne dinañu contrôler lépp lu ñuy def ci justice bi ñetteel bi surtout li am solo mooy investisseurs yi nga xam ne day ñëw Sénégal ak sénégalais yi nga xam ne dañuy dugg ci koom-koom toujours dañu am ay conflits justice yoo xam ne ni ñu koy régler tribunaux yi ni ñu koy régler dafa manquer professionnalisme il faut que ñu spécialiser juges yi ñu koy régler. réforme boobu dafa nekk réforme bu essentielle parce que justice moom bu amul rek dafa am benn sentiment bu muy def ci nit ki que daf koy xoñoñal. te nit bu xoñoñee rek dafay dootul gëm justice bi te boo gëmatoo justice bi rek da ngay dugg ci violence bi. donc loolu dafa nekk loo xam ne kënn la ci réew bi. kënn boo xam ne bii dañ ko war a samp ba ñëpp d'accord ci ba nga xam ne lii kenn dootu ko laal. waaw comme ni ñu ne rek julli bi nii lañ koy defee fii ñaari rakk la fii ñetti rakk la kenn du ko laal noonu la ñu war a def ba yenn kënn réew mi kenn dootu ko laal. maintenant Abdoulaye Wade jéemoon na ko fi ak yokk seeni indemnité ak yëpp mais yëf yi dafa mel ni du rek mbiri xaalis mbiri gëm sa bopp tam ci la. mbiru xaalis la mbiru formation la mbiru gëm sa bopp ak mbiru sanction. contrôler ak sanctionner. waaw bu dee ku jàdd yoon nga teg ko ci yoon ñëpp gis ne teg nañ ko ci yoon bu boobaa di nga gis ne lépp ñëpp ay réglé xam nga Sénégal yow yaa ma gën a xam Sénégal. Sénégal moom dañuy xool exemplarité dañuy xool nit ki ne kii nii lay doxalee dañ koy topp mais bu ñu xamee ne kii dafa jub kii du tardé heure kii boo tardé mu sanctionné la. employé peut ñëw liggéey. Sénégalais moom loolu nu ma lay wax rek. wuute moom ni mu la gisee rek la lay ëwale. tey ci sa parcours yëpp xëy na loolu bokk na ci li nga capitaliser comme ay ngëneel ci taxawaay noonu nga gisee. waaw nga nekkee douane fi nga jaar yëpp yow. ñu ngi ciy sant yàlla. parce que lan moo la ko may c'est la formation. waaw ñun dañu amoon nag formation ba pare am ci wàllu éducation. ci wàllu njàngum diine ci wàllu éducation familiale ak ci quartier yi ñu juddu yaroo fa yu mel ni Grand Yoff quartier populaire. ñu yàgg gis ay situation yu métti yàlla muccal ñu ci ñun dem nag ci administration dajeek ay magu administration yoo xam ne dañ ñu formé woon ñu li ñu war a liggéeyee nga xam ne doo jiital xaalis doo jiital sa intérêt bopp. loolu daf ñu yar ba nga xam ne moo tax suñu xol yenn saa yi day métti bu ñu gisee yenn yàqu-yàqu yi yenn fonctionnaires yi nga xam ne pour am poste sax dañuy mujj nekk ay daw làqu di dem ci parti politique yeeg yooyu. nga xam ne amatul compétition poste yi amul compétition da ngay ñëw rek ne parti politique boo gañee telle commune ñu jox la tel parti boo gañewul ñu daaneel la loolu bu ñu demee ba toll ci administration. ça veut dire que jóg jot na. dafay tekk ni danger la musiba la ci ni ñu gisee léegi Sénégal fonctionnaire yoo xam ni su meekuwuñu comme ni nga defoon mais nekk ci biir di politique en même temps. oui loolu moom musiba. waaw am nga droit politique am nga droit respecter obligation de réserve mais dem ba nga xam ne yow ci sa bopp miy tabbaate yow yaa def comme règle que ku gañewul sa politique doo am poste. de toutes les façons ñun suñu programme dafa yomb poste yi gën a am importance Sénégal recensé nañ ko 36 la. fanweer ak juróom-benn. poste yooyu kenn du ci jot nga bokk jéngoog nga bañ a bokk beneen parti kenn laa la wax du ci jot te jaaruloo ci compétition. waaw da ngeen di jaar compétition ñu jël ñett ñi nga xam ne ñoo ci gën a xariñ. waaw ñett yi ci gën a xariñ président de la république nommé ci kenn. ñu jox la programme jox la budget. surveiller la. kooku moom ku yaakaar ne moom da ngay politique pour am poste yu rëy ci wàllu poste politique yi moom politiciens yi ñoo ko moom. yan poste la fondamental xam naa. ay direction générale waaw ay ngan di direction générale. lépp lu jublu ci koom-koom bi. lépp lu jublu ci agriculture bi ci affaire ndox mi. ci habitat li nga xam ne daal moo am jeexital
ci dundu entreprise yi. ak dundu askan wi loolu mu ay programme la yoo xam ne yi dañu ko liggéey ak ay nit ñu xarañ compétition kooku moom ku yaakaar politique parce que da nga bëgg a poste ay direction générale ak yooyu dañ lay nommer parce que da nga am carte parti moom bu yeboo nga bàyyi. waaw compétition lay nekk. dëgg la bu ko defee les meilleurs d'entre nous nekk ci kanam. waaw. xam naa ni mënee su ko def sax ci réew laïc waaye aussi war nañ di natt nag degré jullit ak ñenn ñi de ci seen diine bu ñu mën a bokk degré spiritualité. xam nga nit bu amul ngëm-ngëm mun na doon ab saay-saay. waaw xam nga nag foi dafa am solo ci réew te ñun Sénégal dañu bâtir république boo xam ne bii fondement yi dafa mel ni dañ ko fàtte. waaw ñun suñu fondement réew dëkk la boo xam ne ngëm daf ci am solo. maintenant ni ñuy pratiquer religion bi ak ni ñuy pratiquer culte yi dañ ko war a waxtaane bu ñu ko waxtaanee rek mag ñu baax ñëpp wax ñu ci liñ ci xalaat ñu xool li ci mag ñi bind. bu ñu ko tëralee du yàq dara. du yàq dara ci république bi ni muy fonctionner li ñëpp bokk ko. li nga xam ne diine la ku nekk dund sa diine te doo yàqal keneen. loolu yomb na am. waaye manipulation religion ak yooyu la nit ñi war a bàyyi. jël politique di manipuler ay mais ñi foog ne dañuy manipuler religion dañuy nax seen bopp. parfois dañuy foog ne ñoom ñoo gën a muus. sëriñ seeg ay yenn kilifa diine yeeg ay yenn kilifa aada yi ñoom xam nañu bu baax. ni dëkk bi di fonctionner. naxaate la nit ñi war a bàyyi. réew boo ko yoree wala nga bugg ko yore wala nga am ci responsabilité da nga koy saxal ci dëgg moom moo yore réew te dëgg pour nga am ko il faut nga am ngëm. foi boobu il faut nga am ko. très bien Boubacar Camara ni ma lay dégloo ndax soxla na ma laaj la ndax candidat ngay doon 2019 man par exemple dafa mel ni candidat laa janool buy décliner offre bi nga xam ne am na ko ci askanam. waaw xam nga ñun tam bi ñu décidé xam nga booy def dara aussi da ngay dem jusqu'au bout bi ñu décidé ñun ne war nañu dugg ci langue politique bi dañu commencé liggéey bàyyi ndombo tànk yëpp yi nga xam ne daf ñuy gêner ñu commencé ci liggéey taxawal ci ay programme ànd ci ay nit. bi ñu demee ba toll ci aussi dañu gis ne Sénégal am na ñeneen ñu mel ni ñun ñooñu la ñuy waxtaanal waaye ñun ci suñu wàllu bopp pare nañu. pour que buñ ñu ci tabbee wala buñ ci waxtaanee ba juboo ci. ñu assumer responsabilité boobu. parce que yàlla am na lu ñu ci may te ñu ngi ko ci sant bu baax. te buñ koy def aussi ngir jëriñ Sénégal moo tax ñu koy def. boobu moom mun nga yaakaar mun nga jàpp ni. Sénégalais bu nekk aujourd'hui war nga mun a nekk candidat. wax dëgg yàlla ndax réew mi toll na fu nga xam ne fii. maintenant nekk candidat dañuy seet ban candidat moo ëpp xarañ moo ëpp jaar-jaar buy permettre moom mu jubbanti mbir yi jubbanti bu gaaw te du yàq. kon matul nekk fi naan ay parrainage ak di jéem a fàtt ñenn ñi nañu bàyyi ñun ñëpp sañ seen dënd. waaw loolu moom sentir naa ni sax candidat yi moom dina bari moom. waaw mun na am mu bare mun na am du bare lii bare daal mooy coow li. coow li moom bi yoon dina bare dinañ ñu wax nag ndax réew mi dañuy bàyyi mu dox nii muy doxee. wala dañ koy changer. waaw réew mi moom est-ce que nit ñi d'accord nañu. di yeewu suba ak ngoon di daw dépense di ñaq boo xam ne neen lay nekk liggéey ba retraité. nga war a toog noppalu di wëri dépense mais fii Sénégal laa ko gis. yeneen réew yi développé yëpp nit ñi dañuy yàkkamti dem retraite pour noppalu ji. waaye fii da ngay langaamu bañ a dem retraite parce que boo retraité da ngay am problème. kon ça veut dire que am na problème ñàkk ci nen. ak liggéey boo xam ne bi amul kenn njëriñ da ngay xëy rek di test si doo ci am dara. boole at ba at keroog laa jógee booru Touba. femmes yi dañuy xolli gerte fukki kilo gerte ngay xolli pour am juróom fukki dërëm. di nocc ay sërëg yu nekk. ay liggéeyantu yoo xam ne amalu leen benn njëriñ. kon nag bu réew tolloo foofu. nit ñëpp war a taxaw pour changer ko. programme yooyu nag la ñu taxawal. femmes yi naka la ñuy def ba ñu gën a am dañuy jël genn wàllu budget bi jox ko xale yi ak jigéen ñi. bu ñu leen ko joxee ci seen i groupement bu ko defee liggéey dina am xaalis bi dina circuler ci biir réew mi. boo ko defee rek réew mi dox nga jël ressources yi ñu am nga defee ko investissement yi. defar tali yi dispensaires yi hôpitaux yi lépp nga jël ressources yi nga am ci géej gi ressource gaz bi ak pétrole yi nga defee ko say investissement li ci des nga defee ko sa fonctionnement nga xool ndax réew mi du dox. kon réew mi question doxal ko du lu jafe. dinañ ci ñëwaat tuuti ci concrètement naka nga bëgg a doxalee ci fànn yooyu yëpp mais comme demee na nii mbaa set nga d'habitude de gars yi moom boo yëgloo rek ñu ngi xool sa démb. fa nga mos a jaar ndax boo ko Camara direction des douanes néew foon rek di màccaatoog yooyu. sa vie privée sax ci ñoo xam ni ci ñoom nañu gisee àddina sellul dañu dem nañ ba tudd ay vie privée yi jàmbur. waaw mais xam nga loolu moom mooy li ma lay wax rek. mooy waa ndàdde yi rek. waaw boo yëkkatee moom. waa ndàdde yi lu ne lañ koy lijjanti waaye man moom sama àdduna moom dafa leer naa ni ku mun rek na lijjanti lu nit lijjanti rek na ko génne moom loolu
amul luñ ciy warante waaye lii fii ma jëm nii moom. caaxaan mënuma cee wàññi. te tiitoo ci CREI yi man gis nañu li CREI bi sax niñ koy utiliser. yooyu yëpp ay réformes yu ñu war a def. parce que dañu war a fexe ba nga xam ne dañuy prévenir détournement yi fexe ba kenn du ko détourner. te bu ñu détourner ñu mun leen sanctionner. ñaar yooyu dafa am solo. yooyu yëpp am nañ ci ay programme yu tëdd. prévention moo gën moom. waaw da ngay prévenir ba pare sanctionner. parce que bu ñu gisee liñ fi dund nii ak xaalis bi ñu dépensé ci commission rogatoire ak yable bitim réew dem dikk ak temps bi. prévenir ak gënoon xaalis bi bañ a dem daal moo gën moom. te prévenir yomb na. prévenir fi alal ji ne bu ci seen loxo jot rek. loolu yomb naa organiser. boo ci jotul doo ko jël. c'est un peu délicat parce que parfois aussi nit ñi dañ ne benn nañ mettre ñiy liggéey à l'abri de tout besoin ensuite des dépenses de souveraineté ñu taxañ ko fenn fii donc kii bëgg a njublang moom du neex a téye loxoom. neex naa téye loxom. waaw dañ ko organiser wu rek léegi xam nga lii tax nit ñi di mën a njublang. déjà kilifa moom bu bëggee njublang am pouvoir daf koy détourner. détourner pouvoir boobu ngay tere. waaw pouvoir yi nga xam ne moom lay am. ba mu permettre ko mu def ay accord ay marché gré à gré secret défense yëpp ngay teggi mu leer nañ nga taxawal ay commission ci biir assemblée ñu koy saytu fonds publics yi nga taxawal assemblée ñu koy saytu donc xam nga pouvoir bi mu amoon wàññeeku na. ak ban assemblée nag. waaw assemblée yi ñu baal ma. assemblée respect ko la droit jamonoy Senghor ba léegi da ngay gis majorité yi ñuy am dañ fay gën a nekkal. waaw parce que dañuy tabb. avec les partis au pouvoir chef de parti mooy tabb ay nit. genn wàll gi dem ci département. ñun suñu programme képp ku bokkul ci liste locale yi. képp koo xam ne kii sa gox soxalu la mënoo nekk député ci liste locale yi la ñuy jël ñi nga xam ne ñoom la ñu mën a tabb député. kooku moom dafay leer naññi. donc booy représenter da ngay représenter ay nit. di leen rendre compte. ñaareelu luubal bi nga xam ne moom lay nit ñi di def li koy indi mooy dañuy am pouvoir bu bare am ay pression ba pare du ñu am revenu yu doy loolu am nañ ci ay système xool nañu ko. loolu moom dindi ko. waxuma la dina yomb de. waaye xam nañu yoon wi. waaw. lan mooy proposition yi projet de programme bi xam naa xaju fi mais yan rëdd ñoo ci gën a fës. bon rëdd bi ci gën a fës ñun dañu bëgg Sénégal naat bi li koy naatal mooy nit ñi. nit ñi donc dañu war a wér jàng. ba pare xam seen aada ak seen cosaan gëm seen bopp. donc capital humain épanoui. nit ku mot mooy defar réew. defar réew mi ñun fi ñu ko sukkandik mooy recherche yi ñu am. li ñu am ci koom-koom mu nekk ci suuf seeg ci jaww jeeg ci géej gi moom la ñuy jël valoriser ko chaîne de valeur boo jëlee mango jël ko ba ca xollitu mango ba ca xoox ba nga jël darkase jël ko ba ca xoox ba nga jël jën ba transformation donc ñun exploitation chaîne de valeur yooyu la ñuy def jublu ci nag renforcer juróomi acteur benn bi mooy état am capacité d'intervention yu gën a ngan di négocier suñuy intérêt ak waa bitim réew ak ñëpp ci intérêt Sénégal beneen bi moom mooy entreprise yi ñu am compétitivité bi leen permettre ñu am entreprise yaa ngi tëj rek parce que amuñu marché coût yi dafa élevé ñetteel bi mooy ñu fexe ba travailleur bi boo liggéeyee ba pare ci nga mun a am logement mën a am santé mën a am minimum vieillesse après mu des jeunes yi ak femmes yi 5 acteurs yooyu ñun dañu gëm ne boo leen renforcer ci wàllu koom-koom exploiter richesse yi ñu am jox ko ay nit ñoo xam ne dañuy am santé am éducation di nga def Sénégal bu prospère boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp. loolu moom mooy suñu programme te loolu décliné nañ ko ci ay mesures yu leer naññ. dañ ko liggéey ba mu leer naññ doo xam ne lii dañuy li jàngkat yi di wax ubbi tey jàng tey. ñun noonu la ñuy def waaw. ñun moom bu ñu demoon ba toll ci war a doxal réew mi moom. dañuy falu tey liggéey tey. ok maintenant ñi nga xam ne ñoo leen war a fal aussi il faut ngeen wax leen seen bopp boobaa jeunes yi xam ni yëf yi dafa laaj benn dynamique boo xam ni doo tëddi nelaw ko daan ataaya rek wala di xeeb métier wala it ay sénégalais boo xam ni moom intérêt boppam rek lay jiital. waaw loolu nag moom ku bëgg a am njëriñ bëgg a ñàkk njëriñ mënul sotti. waaw ku bëgg dara da ngay def dara. mu ngoog waaw boo demee ba xool ne lii mooy intérêt Sénégal da nga ci war a taxaw. dina yomb di tenir nit ñi langage boobu dañoo tàmm ko leen di nax des sénégalais ak wax ju neex ci meeting yi. non tàmmuñu ko genre naxante la xam nga waa ji day ñëw toog du am dara. nga ñëw indi say kaar indi sa meeting niroole mu gis ne di nga ko jox 2000 francs mu toog journée bi yëpp wala toog weer amul 2000 francs nga jox ko 2000 francs yi pour moom jël na sa 2000 francs c'est même pas sûr que moom moo lay votel mais le simple fait que mu nangu loolu rek wane na ne moom d'accord na ne lii ñu koy séddale moomu ko. mais loolu moom doo nangu ñu la ciy ger. dëgg la donc il faut que nit ñi aussi ñu yeewu. xam ne réew toll na foo xam ne fii bu ñu continuer nii lii ram ci ñag bi la jëm de te foofu moom
ñax du fa sax de. yàlla bu mu egg ci ñag bi. waaw yàlla bu mu maintenant Boubacar Camara ñan lay defandool programme bu ni rëyee parce que aussi souvent na ni gis yeneen njiit yi ñoom dañuy ñëw ñooy fës ci rajo yi télé yi mais autour c'est le désert ah wala nga falu ba noppi am sa xarit bëgg ko fal mais mu leer la kii amul benn xam-xamu jiite benn pàcc. waaw mooy li ma la wax rek xam nga ñun pal bi moom leer nañ ci. pal bi moom compétition la. li ëpp solo te yore réew mi moom compétition lay nekk. mais ndax xam nga adhésion boobu. quand vous parlez de ressources humaines. waaw loolu laa lay mouvement jéem. loolu laa lay expliquer nit ñi xam nga aussi booy dem ci benn combat. da ngay am stratégie. boo yeewoo rek ne faax génne ñi nga am ñëpp ñu taxaw. dëgg la dafa am noo xam ne nii du ko demee. ñu la xam da ngay ragal débauchage. waaw non du débauchage sax da ngay ragal ñu dóor leen ay yenn pression yeeg. wala yenn yàqal yoo xam ne yii seen njaboot du ko àttan. wala yooyu moo tax ñuy liggéey mais terewul ci terrain bi ku fa dugg ci terrain bi Sénégal moom ku wër Sénégal moom di nga xam liggéey bi ñu def. et bu boobu bu jotee moom dinañu gis. waaw yuuxu daal dina jib fi ñu ko foogeewul. dëgg la waaw yëf yi jéngu rek la wala dafa am mer goo xamante ni bu ñu remonté le temps mën nañ ko gis ne lii kat moo tax Boubacar Camara ne. waaw voilà xëy na joxuñ ko fi poste wala mu àndoon groupe bu am intérêt bu safaanoog li état bi ubbi par rapport je veux bëgguma tudd benn groupe di ko tooñ ci émission bi mais est-ce que du intérêt yi bopp wala. non loolu moom loolu yàlla defal na ci sutura wax dëgg yàlla. ñun meruñu te yaakaar naa ne situation yi ñu nekk ci wàllu liggéey ak fi ñu jaar yëpp. wax dëgg yàlla gisuñu lu ñu merloo. bañ nañ ko ba façon yi poste bu ne proposé nañ ñu ko nag. régime yëpp. mais ñun dañu am ay principes yu ñuy fonctionner ku ñu xam daal xam ne loolu mënuñoo këf. ñun principe la ñuy fonctionner. waaw amul ñun suñu biir kër ak. suñuy njaboot ak ñi ñu xam ñëpp daal loolu la ñu xam donc mer yëkkatiwuñu. ñun dañuy gis ne Sénégal dafa toll foo xam ne buñ ci jógul fi mu jëm du neex moo tax ñu jóg. li tax ñu jóg mooy Sénégal moo ñu defal lim ñu defal amuñu droit toog dañ ko war a delloo njukkal. principe bi loolu la. léegi kuy mer ngemb daanu rek. ñun du ñu mer ngemb. mbaalu boo ñëwee da ngay bàyyi douane ñu continuer état bi dundee recette rek quoi. douane bi nit ñaa ngi bëgg a dee ci lempo yeeg yooyu. waaw mais xam nga le fait que état est-ce que doo am yeneen formule yu nuy may ñu am yeneen revenu ailleurs. mais loolu mooy problème xam nga niveau sous développement mooy tax nit di compter ci ay recettes douane. ak ay recettes douane surtout importation. parce que douane importation la boo importé da ngay fay. boo fayee xaalis bi bitim réew lay dem. donc plus recette douane yi di yokku plus économie bi day wane ne tolloogul fi mu war a toll. mais boo nekkee douane ñu liggéey loola def loola recette. ci état économie fi mu toll da ngay fexe def le maximum. mais économie li koy defar mooy li ma la wax da ngay exploiter li nga am. ba nga xam ne impôts yi ci impôt intérieur lay nekk. soo jëlee sa richesse jël sa jën. ñu napp ko. ñu def transformation ñu génne ko nga def infrastructure liggéeyloo société nationale yi nekk fii liggéey bi day am nit ñi am ay emploi nga créer richesse. mais ëlbati boobu moom la nit ñi tardé def. mujj di leb rek. fu xaalis am ñu leb ko. dem bay lebi ay eurobond ñu leen di jox ay intérêt yoo xam ne kenn xamul nu mu toll di bàkkoo xam nga yow foo gis kuy bàkkoo ne man fu ma leb ñu lebal ma. loolu ngay bàkkoo. naan maa ngi fay samay bor xam nga liggéeyoo. da nga war a fexe ne man lebatuma kenn. liggéey naa sama réew am naa richesse ba nga xam ne lebatuma kenn. waaye bàkkoo maa ngi leb am naa tant de milliards de dette di ko bàkkoo que maa ngi fay samay bor xam nga liggéeyoo. Sénégal foofu la toll. dafay tekki ni gestion ressources yi actuellement nii du bu baax yorin wi parce que ressources yaa ngi fi géej lépp ngi fi pétrole baa ngi ñëw wala ni ñu ko yoree ba fii moo baaxul. waaw ni ñu ko exploité moo baaxul pays par exemple l'or. waaw lépp richesse yëpp xam nga or bi nañu jël or bi Sénégal bu amee or nga am ay bijoutier yoo xam ne amuñu sax comptoir fu ñu jëlee or nga jël or bi yëpp yóbbu ko ci àll bi. yow doo jël or bi. waxtaan ak bijoutier yi. da nga mënut a jël nag yow amoo moyen. da nga koy jël exploité da nga koy loolu laa lay expliqué gros moyen la yu mu laaj. loolu laa lay expliqué da ngay négocier. or bi ki ko génne nga ne ko sama or a ngi nii lii laa ci soxla or bi lii lay jar lii laa ci soxla exploité. lii nga jël ko lii nga jox ko samay bijoutier lii nga jël ko. defaral ma ko ay infrastructure noonu la ñuy négocier c'est-à-dire que ñun ni ñuy négocier suñu ressource moo baaxul pétrole beeg gaz bi même chose boo ne woon man li ma am ci pétrole li ma am ci gaz dama ci bëgg ñu defal ma ay infrastructure yaay xam nooy négocier mais ni ñu koy négocier ne la da ngay jël 10% créer benn société 25% jox ko privé et cetera loolu boo ko defee non seulement yow amuloo capacité xam waa ji li muy jël nu mu toll et ensuite waa ji nu ko neex la koy doxalee c'est-à-dire que fii capacité de gouverner bu doy boo xam ne di nga mën a jiital intérêt Sénégal moom moo fi manqué. tayef la wala ñàkk xam-xam bi la wala ñàkk. waaw ñaar yëpp la. waaye dafa mel ni nag tayef bi moom moo ci ëpp léegi. léegi moom gaa ñi moom léegi xam nañu bu baax parce que am na ñoo xam dañu ciy fortaatu
liñ ciy fortaatoog muccaat yi leen ciy jox ak yenn neexal yi ci suuf ak yooyu moom la ñuy jiital teg intérêt Sénégal te loolu mooy dëgg bi. loolu moom si c'est avéré ñoo ko criminel li ñuy denc fii ci kaso yi yem. mu ngoog mënoo réew mu toll ni Sénégal nga jàmm muccaat sacrifier sa réew. moom loolu nag moo yàq réew mi. mais nag ngay fexe yow nit koo xam ne kii gottul nu mu tuddati gorul yàttul. yeewu nekk ci koñ. yeewu tabax étage. yeewu di yóbbuwaate mag. di battre fële grand théâtre ñu ne parce que fu muy liggéey ñu ne day politique. loolu bu amee ci réew kay ñëpp war a taxaw. xam ne nag musiba am na. très bien ñu waxtaanee parrainage gi ñi nga xam ne njot nañ mu kale ñu bari yow foofu yaa nga fay ci waajal gi comme loi bi jàll na moom. waaw xam nga moom laay wax sànq rek. parrainage o marrainage o moom. politique boo ci jógee da nga ciy def les moyens qu'il faut def ci jot bi waxtaan ak nit ñi. nit ñi Sénégal man de ñi ma waxtaanal Sénégal ñoom xam nañu ne enjeu bi tey jii mooy fexe changer réew mi. te ñooñu bindu nañu ñu ngi bindu. bu mu ci tolloo di ngeen xam fu ñu toll. ñu ne ba décidé ji. di ngeen xam fu mu toll nee naa la yuuxu dina jib fu ñu ko foogeewul. waaw. lan mooy say rapport ak politiciens yi wala parti politique yi wala tu dis juste rek doo liggéey ak ñoom. yu baax si man maa ngi liggéey ak ñëpp. maa ngi waxtaan ak ñëpp mais ñi may waxtaanal mooy ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis ci fi réew mi toll. constat bi d'abord ensuite ñu waxtaanee naka la ñu war a def ba soppi ko man awma benn problème ak kenn. ñëpp ku ci ne am naa ak yow relation yu baax. mais intérêt Sénégal bu taxawee moom amatuma xarit amatuma mbokk amatuma mag amatuma rakk amatuma yaay amatuma baay kooku moom intérêt Sénégal bu taxawee te fépp fu ñu mos a jaar loolu la ñu gëm loolu la ñu jàngal loolu la ñu jàngal majorité sénégalais yi ñi am formation bi ma am yëpp loolu lañ leen jàngal amul société étrangère amul état amul dara intérêt Sénégal sa mbokk sax bu ñëwee lii nekk intérêt ñëpp moomuloo ko luñ la dénk ak loo moom bokkul luñ la dénk mën nga ko séddale mais luñ loo moomul lu ñu la dénk doo ko séddale da nga koy jël jox ko ñi nga ko war a jox ñu liggéey ma jox la exemple même fi nekkee directeur général douane 5 directeurs yi ma nommé yëpp amu ci kenn koo xam ne mos naa toog ak moom en privé nii xam ko personnellement toog ak moom te maa ngi def naa douane 17 ans avant ñu may nommé directeur général te bi may nommé dama seet ñi ci gën a xarañ ma def leen directeur am naa ci ñoo xam ne sumay xarit lañu dañ ma ci mere mais résultat bi mu joxee gis ngeen ko caaxaan baaxul justement moo lay wan esprit Sénégal yaa ngi ne am nga sa xarit lay mere saa Sénégal itam kenn du ñoom waaw xam nga merum ganaar moom saful ti signé waaw merum ganaar man ku ma mere ci affaire réew da ngay sonal sa bopp rek marche suba bi di nga ci bokk opposition bi. wala waaw ñun dama bokk ci benn coalition. bu ñuy wax fippu boo xam ne ñii ñëpp dañuy waxtaan am aussi ay xale yoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi. dañuy bokk lépp luy protester pour yokk démocratie ñun ñu ngi ci biir. waaw très bien ñu ñëw ci wàllu koom-koom monsieur Boubacar Camara ma fàttali mbokk yi mooy sunu gan ci seen émission yoon bi jiite mouvement Jëngu réew mi tey jii ci wàllu koom-koom bu doon da ngay jubbanti bu fekkee dëng am na ndax yaa ngi wax reconstruction ak redressement économique fan nga koy jaarale. waaw ñun ci wàllu koom-koom li ñuy njëkk a def mooy fexe ba ku mot a xëy. problème mu emploi dafa nekk lu am solo. emploi yi pour nga am ko il faut nga am qualification. mu dem ci njàng mi waaw ma war a jàng li nga war a jàng. aujourd'hui réew mi dañu war a changer système éducatif ba nit ñi jàng loo xam ne lii dina leen amal njëriñ ci seen liggéey maanaam seen làkk ñu xam ko. benn ñu jàng mathématiques yeeg science yëpp ñu jàng ko ci ay kàllaama yu mel ni anglais. jàng arabe beeg français bi ba mu nekk ay nit ñu xarañ. ñu def formation professionnelle. métier yëpp ñu valoriser ko. mais loolu nguur gi fii mu ngi ci non la formation professionnelle. formation de Diamniadio y a une grande école pour les sciences. moom laa lay wax formation professionnelle xam nga xale bu nekk bu ñu ko def formation professionnelle ñaata la coût bi. 800000 la waaw. 800000. par an seen projet wala. non réalité chiffre état bi 800000. aujourd'hui formation professionnelle 5% budget bi lay jël. te ñoom ñi ngi am objectif ne 1/3 ci ñi ñuy former dañu war a dem ci formation professionnelle donc li ñuy wax ak li am dafa waroo. donc y a pas de vision bu correcte dañu ne dañu bëgg a def lii mais li ñuy def niroowul ak loolu donc formation professionnelle dafa cher parce que dafa laaj ay équipement dafa laaj ay école loolu dafa laaj budget bu am doole nga seet ñi ngi fa yóbbu à partir de ban classe ban filière nga leen fa yóbbu ñun dañu am réforme éducation bu taxaw ci côté boobu. boo amee éducation nag ba am xale boo xam ne bii mën na liggéey bu génnee nga garantir ko stage. stage bi c'est obligatoire universel stage képp koo xam ne kii Sénégal nga nekk da nga am droit stage ci privé bi ci public bi benn. premier emploi da nga koy garantir xale yi 6 mois yu njëkk yi pour ñu dugg ci milieu professionnel obligatoire boo amee formation professionnelle loolu mën naa am. xale yi da ngay toog fii duñu mos a sans liggéey. donc loolu boo ko amee léegi
di nga mën nit ñi participer ci économie bi. léegi nga jël xaalis bi foo koy investir économie loolu la pour changer réew da nga naan xaalis bi fan laa koy jëlee ak fan laa koy dugal xaalis bi foo koy jëlee fi nga war a njëkk a compter mooy li nga am ci ressource ci li nga toog. ñun ci lan la ñu toog dañu toog ci suñuy richesse bi naka lañ koy exploiter ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñii ñoo ko mën a génne. génnee richesse bi def infrastructure yi. bu boobaa de xanaa di nga résilier contrat yu bëri dàq ñu bëri fii parce que nag yow Sénégal ba muy Sénégal ba léegi sëñ Camara yow xam nga ne li ñuy exploité yëpp sax ñun defaluñ ko suñu bopp amuñu moyens yi. waaw di am nañu moyens on a toujours fait appel aux ni ñu négocier étrangères ma ne ni am nañu moyens yi bu baax a baax a baax négociation bi la dafa am ay yoon yoo xam ne boo ci bëggee jaar rek jaar ci. moo tax ma ne il faut nga remettre en question beaucoup de contrats. dinañu waxtaanaat lu bare dinañu xool fépp fu intérêt Sénégal nekk ñun du ñu dàq kenn naan kii dafi jógee. du ñu liggéey ak bitim réew ak yooyu moom waxu ku xamul état nu muy fonctionner la mais état nu muy fonctionner boo ñëwee da ngay xool état des lieux nga xool lan moo fi ne ak lan la ñu signé. xam nga mënoo tëb rek jël sa rajo di wax rek te xamoo li ñu signé boo demee ba xool li ñu signé nga ne lii ngeen signé de léegi lii moo ci ànd ak intérêt Sénégal lii àndu ci ak intérêt Sénégal. malheureusement boo xasee ba fal nit ki moom gàttan ngeen kii dina la tëj foo xam ne pour nga ticceegu du yomb. ku lay tëj les clauses de contrat là. déedéet non loolu yëpp am nay pexe gis nga affaire contrat ñun dafa am yàlla lu mu ci may parce que liggéey nañ ci bu bare des loolu moom du intérêt Sénégal moom problème bi sa intérêt réew foo ko teg amul tribunal bu lay débouté pour loolu. dinaa ñëw ci secteur privé bi ak macroéconomique gi waaye ci wàllu njaay mu sew mi fan yi dégg nañ waa UNACOIS askan wi ak coowal Auchan war nga fa am xalaat lan mooy li war parce que aussi sur le plan du commerce international mënoo taxaw ne kenn dugg sa réew. waaw xam nga lu waral lii ñun dañ ko yàgg a wax mooy période bi ñuy wax affaire chinois yi. bi ñuy wax affaire chinois yi laa leen ne il faut que ñu organiser commerce Sénégal boo organiser commerce Sénégal kuy dugg si dina fekk un commerce organisé dina xam fu muy dugg ak fu mu dul dugg soo ko organiser da ngay def ay zone de commerce bu nekk. nga jox nit ñi ay agrément ñu mun fa jaay du nit fu la neex rek nga toog jaay fa. ku nekk nga utal ko place. ñi war a def ambulant nga xam fan la ñuy defee ambulant nga jël ay tali dagg ko def ko tali yoo xam ne yii tali rue commerçante la oto du fa jaar dañuy jaay rek yore sa bagage di jaay. ku war a fay impôt soo nee occupé nga 2 mètres carrés wala 3 mètres carrés ñu ne at mu ne lii ngay fay. soo organiser commerce bi bu étranger ñëwee day dugg ci biir li nga organiser. nga fixer ay normes d'hygiène. conditions yi ñuy jaayee waaye fii Sénégal lu nekk la ñuy jaay gis nga maladie dañuy jaay ay produits périmés ay tout léegi nag yow état boo négligé ba nga xam ne ku nekk lu waaye def bu keneen jógee bitim réew xaw a organiser tuuti rek day jël marché bi yëpp. loolu moo ñu dal donc ay affaire u Auchan ak yeneen sociétés yëpp noonu la. responsabilité état bi la moo fexe ba protéger wul commerçant yi ndaw yi ñi nga xam ne ñu ngi koccal pour dund. protéger wu leen daf leen bàyyi à eux-mêmes ku ñëw rek xaw a organiser tuuti rek mën nga nangu seen bagage mais ci fan la commencé épicerie yu ndaw yi ci koñ yi da ngay gis ku yore benn épicerie ñi doon jaay foofu yëpp dootuñu ko am. léegi nag jël na beneen échelle te bu ñu seetaanee day gën a garaaw. donc incapacité. pour gérer état. moom moo constaté wu fii ci Sénégal. est-ce que ñoom ñi wax ne par exemple Auchan warul dem ci njaay mu sew mais ils ont raison dañ ko war a rëddal fu mu war a yem. non état moo war a rëdd ku ne fi nga war a yem. ak kañ ngay dugg ak yan condition ngay duggee. mais loolu bu amul mais. pëcc xool xam nga mënoo ñëw ne kii du jaay fii kii di jaay fii. da nga ko war a organiser mais est-ce que état organisé na ko. yow bu la neexoon léegi nga daj sa taabal si buntu TFM fii di jaay. leneen li état mënut a wax xëy na. mën naa juum mooy que ni fuite de capitaux yi daa am bu fekkee ni doxalee nga neneen di nga mën a capter toute cette fiscalité boo xam ne daan na la rëcc ndax jaaykatu mbedd yi ñu ci bëri. waaw mais loolu tam li ko indi mooy organiser wu fiscalité bi. bu dee yow da nga xam ne système fiscal bi nga am baaxul ñun système fiscal bi ñu am yow yaa war a def sa déclaration. mais Sénégalais ban Sénégalais ngay wax ñëw demal def sa déclaration bu dem defi ko. donc da nga koy inversé dootoo def da ngay def ne léegi man impôt bi képp kuy jaay boo occupé 2 mètres carrés temps ngay fay mu nekk système bu simple donc réforme yi ñu war a def. moom la ñu deful moo tax moom laa lay wax keroog dama demoon benn dëj bi xam nga kan lañ doon suul. PSE. mais kenn jooyul. parce que amalul kenn njëriñ. waaw parce que loolu mooy sa logique gu déroulement. kon justement yow PSE moom ànduloo ci. malgré ñoom liñ ci non plan bi yëpp boo leen joxoon yëpp chèque def ci xaalis ne leen liggéey leen ko mënuñu ko liggéey. ndax lan parce que réforme yi ñu war a def pour ñu def changement yi defuñu ko. liggéey bi dafa am ay réforme économie réew da nga koy defaraat. donc bu ñu tolloo ba plan Sénégal émergent nekk plan Sénégal enterré. nit ñi damay laaj nit ñi xamal ma leen laaj juróomi at yi weesu lan la nguur gi def lu la amal njëriñ ci sa koom-koom. ñu ne ma dara
juróomi at yi ñëw lan nga yaakaar ne nguur gi mën na ko def mu amal la njëriñ ci sa koom-koom ñu ne ma dara mais réew boo demee ba nga xam ne juróomi at yi weesu ak juróomi yi ñëw amal la njëriñ ci sa koom-koom mais ça veut dire que am na problème. xanaa Boubacar Camara dajewul ak ñi nga xam ne ñoom forage yi egg na seeni gox jaare ci PUDC wala mu daje koo xamante ni doomam faju na ci CMU wala leneen gis naa ko oui loolu lu baax la gis naa ko am na ñoo xam ne dafa changer complètement cette situation. mais ni ñu toll par rapport ak ni population Sénégal toll moom moo tuuti. xam nga def tuuti rek naan def naa lii te li ci suuf moo gën a yàqu. boo nekkee di célébrer li nga xam ne moom nga def. da nga mel ni kuy naxaate. Sénégal ñëpp ko bokk. doo defaral ñaari nit rek ne defaral naa ñëpp. te doo leen nangul it ñu naan passif bi parce que aussi mën nga fekk kàmb gu rëy goo xam ne. waaw mais loolu mooy seen liggéey loolu tax changement di am toujours. boo ñëwee daal li nga fekk ci réew da ngay continuer. ndax jàpp nga sëñ Camara ni secteur privé bu Sénégal am na li àqam dëgg ci wàllu koom-koom ci réew mi. mais non surtout ak travaux yu bari am ak. mais c'est évident Sénégal moo war a exiger que yenn travaux yi secteur privé moo ko yore. wala koo xam ne dafay allié wu ak secteur privé. loolu moom boo protégé wu si secteur privé amuñu doole bu leen di permettre ñu concurrencer yenn sociétés yu mag yi. waaw loolu ay réformes. finalement ban bilan ngay defal Macky Sall. bu bilan bu négatif. wax dëgg yàlla Macky Sall président de la République ndeysaan ñëpp a yaakaaroon ci moom ñu ne xale la xam na état bi jaar na fii jaar na fële ñëpp ne kii dina defar réew mi defar boo xam ne bi kenn xamul ñëpp yaakaar ci ku ko bugg a laal sax ñu ne la bàyyi. mais boo xoolee aujourd'hui nit ñi dañu gën a ndóol li ñu doon wax ne duñ ko def moom la ñuy def aujourd'hui ku waxal sa dëgg aqulay tala même ñi nga xam ne ñi dañ ko faral xam nañu ne dañuy gêné wu sax yenn saa yi loolu mooy problème bi li ko waral nag moom xam na ko ay ñooñam xam nañ ko Sénégalais yi xam nañ ko te réew bu ko ñëpp bokkee nag bu dëgg jotee da nga koy wax. ñëpp taxaw redresser réew mi loolu la lu mu laaj ñu def ko boo demee ba nga xam ne bii yow quand même. ak li ñëpp yaakaar ci yow nga dem ba nit ñi gën a ndóol loo mënoon daaw sax mënatoo ko ren kenn fanaanootul dépense ci réew. jàng bi sooxe santé bi sooxe nga am ay médecins yoo xam ne kenn du leen recruter ñuy toltalaan ci clinique yi am système bourse yi gis nga xale yi revendiquer ay bourse di revendiquer lu ñu lekk tool yi fii gis nga dem nga ci àll bi ba gis nit ñi li ñuy dund. mais quand même loolu ku wax ne bilan bi dafa positif. peut-être da nga bëgg ñu oola ci suuf jox la dépense. lan moo waral loolu ci sa gis-gis. télé bi lu ko waral ñeenti yëf la ma gaaw benn bi mooy dañuy wax loo xam ne li xamuñu ko balaa ngaa def promesse da ngay xool état xam nu muy fonctionner nga doog a promesse loo xam ne doo ci dellu. ñaareel bi da nga ci boole da ngay ñëw di wax loo narul wax rek pour neexal nit ñi te naroo ko naan dinaa def gouvernance sobre et vertueuse et tout te narloo ko ñetteel bi mooy da nga ci boole lu ci bokkul. lu ñëpp bokk nga jël ko aakimoo ko. boole et puis nga boole ci ku ci bokkul. mais am na ñoo xam ne ñi waruñu sax jege fu état di diriger te ñoom ñooy diriger foo leen dégg ci rajo bi ñuy mbeleleel di wax xamuñu état di wax di saagante et tout ça jël njaboot yi dugal ci biir jël njaboot yi ñuy nommer ñii di nommer ñii di nangu ay marché loolu mooy réalité Sénégal ñun bés bu nekk nit ñi dañuy ñëw duñu revendiquer. inventé wuñu dara. da ngay ñëw naa ñu man maa nga waroon gagné tel marché dañ ma laaj ma joxe temps soo joxul kii diw doo def lii boo seetiwul diw doo am lii loolu moo tax télé bi am. loolu moo ko da nga ca def lu étude wala da ngaa wër Sénégal. man nag dama ci def coono xam nga man nag du ma formation bi la déformation professionnelle. xam nga inspecteur d'état moom doo di wax rek loo xam ne li xamoo. ñun lépp lu ñuy wax dañ ko firndeel. filmer ko. étudier ko jël ay experts ñu bind ko. jël ay chiffres teg ko. waaw loolu moom ñun duñu waxantu parce que dañu bëgg a yàq deru nit wala dañuy yàqal nit loolu ñun intéressé wuñu wax dëgg. très bien waaw saafaray problème mu ndaw ñi mooy wàllum xëy notamment am na ñu bari ne foofu daal mooy problème mu état souvent. waaw maa ngi dégg sànq naa xaaj bi bi jox ko ndaw ji waaw xam loolu aussi xaw na yomb tuuti il faut nga gën a xóotal concrètement. loolu moom pour ñun jeunes yi première chose mooy qualification njàng bi loolu wax naa ko. mata jàng ñu réformer éducation bi nga jàng nekk employable. jàng bu am njëriñ waxuma la jàngu tararar ba nga xam ne mënoo bind sax ñaari baat. non li fi nekk ay ci passif nga absorbé koy sama mbir. waaw loolu laa lay expliqué beaucoup de jeunes qui n'ont aucune qualification. il y a 200 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi tous les ans waaw. ñaari téeméeri junni. donc la forte majorité sans métier. waaw. xam ne amuñu sax non ñi ma lay wax nii dañu am métier dañu am qualification. bokkul ak ñi amul qualification. noo leen di def da ngay jël commande publique bi. comme ni ko yenn réew yi defee commande publique bi li nga xam ne mooy marché état bi nga ne lii dañ ko jagle entrepreneuriat jeune recrutement fonction publique yi nga def ko compétition
waaw ñëw def ay liste parti politique pour recruter loolu il faut l'arrêter ñaareel bi nga def sous-traitance ku gagné marché Sénégal bu atteindre benn montant bi da ngay être obligation da nga koy am nga liggéey ak entrepreneuriat jeunes yi liggéey ak femmes yi mais loolu yomb na. doo yokk dërëm organisation la ak xarañ ak volonté waaw. loolu bu ñu ko defee Sénégal dañ koy organiser képp ku la wax ne Sénégal mënul développer. képp ku la wax ne Sénégal amul richesse amul condition pour le développement daf lay nax Sénégal am na stabilité bi. am na nit ñi xarañ pour liggéey il faut nga liggéey loo leen pour nga liggéey loo leen il faut nga joxe exemple. joxe ay programme yu leer wax ak nit yu leer. loolu moom moo fi manqué et aujourd'hui ci loolu la ñu taxaw et Sénégalais yi ci taxaw bare nañu aujourd'hui et yaakaar naa ne li ñuy ñaan. mooy ñëpp taxaw pour changer réew mi dans l'intérêt du Sénégal. du am xuloo du am xeex du am dóorante ay jaasi du am dara. waaw ci jàmm ñëpp liggéey changer réew mi ba nga xam ne définitivement lañ koy changer. waaw xeex moom bu amee day empirer situation bi nga nataal yow waxuma moo am de mais li nga wax fii buñ te boolee xeex ci jaasi bu gën a métti. bu gën a métti je pense que réew xalaat ak xeltu moo koy changer. jàmm xel. liggéey confiance. nit ñi wóolu état. waaw parce que boo demee ba état wóolootoo ko. mais xoolal affaire immigration yi. émigré yi li ñuy dugal ci xaalis ci Sénégal. minimum ci circuit officiel yi y' a plus de 800 milliards par an. bu duggee mais xaalis boobu kenn mënu ko organiser. ba def ko ci économie bi dañ koy jël ay tabax lay nekk ay dépenses yu ñuy jox ci kër yi mais boo amoon confiance état mën nga organiser système boo xam ne bii émigré yi li ñuy indi. dina mun a liggéeyloo bénéficiaires yi ñu koy jox ñu recruter leen ñu ciy am xaalis. loolu mën na am. mais bu ñu demee ba xale yi nga xam ne ñooy force Sénégal di jël ay gaal di dem c'est un certificat d'échec pour le pays. loolu moom mooy réalité bi. très bien laaj bu mujj bi monsieur Camara yan grande rupture la nar a indi Sénégal xam naa du xaj ci waxtaan parce que aussi kenn mënut ne réew mi tey di nga xëy rek tey day jàng tey di nga indi de grande rupture yoo xam ne xëy na moo mën a nag bourser maintenant mbir yi. ñaari yëf la ñuy dindi dund bu métti moom dinañ ko dindi méttitu askan bi. dund bu métti kooku moom dinañ ko dindi mesure yëpp dinañ ko jël ba nit ñi féex. waaw ñaareel bi mooy parparloo dañ ko dindi waaw parparloo aussi dinañ ko dindi. parparloo ci wàllu justice ci wàllu recrutement ñaar yooyu la ñuy dindi. liñ fiy teg mooy fexe ba nit ñi xarañ ba mën a am liggéey. waaw góor yi ak jigéen ñi surtout jeunes yi ak femmes yi kooku moom mooy lu capital humain. beneen bi nag moom mooy fexe ba cëral lépp loo xam ne mooy ressource su Sénégal kenn du ko laal dañ koy organiser protéger ko ba nga xam ne ressources yi ñu am day amal njëriñ Sénégalais yi directement da nga koy gis directement. boo nekkee mareyeur nekk pêcheur da ngay gis ne jënu Sénégal amal na la njëriñ directement mais doo seen jën bi muy dem doo seen pétrole bi muy dem. doo seen gaz bi muy dem. da nga koy gis xam ne lii amal na ma njëriñ. phosphate bi amal na ma njëriñ usine bi nekk fii ci Richard Toll di liggéey ñu xam ne usine bi amal na njëriñ waa Richard Toll usine bi nekk ICS ñu ne amal na njëriñ waa Mboro amal na njëriñ waa Tivaouane directement ñu développer localité yëpp def ay plan directeur chaque localité ñu def plan directeur d'aménagement du territoire xam fan la hôpitaux yi di nekk fan la route yi di nekk fan la gare yi di nekk fan la yëpp fan la train bi di jaar naka la ñuy transporter marchandise bi noonu la ñuy defaree réew. et je pense que Sénégal am nañu compétence yi pour defar réew. très bien wàllu gaz ak pétrole bi yaa ngi koy tudd souvent ñi fi ne mel na ni amul luñ ci nëbb ñu ngi publier nañ lépp ci internet bi contrat yi gis nga ko lan nga ciy wax. ndax yu intérêt Sénégal la wala. am nga affaire gaz bi ak pétrole li ma ci wax rek nañu génne lépp ba pare daal di wax ñëpp ne jëluñu si dara rek man daal bés bu ñu ma defee déclaration sur l'honneur. mais li ñu génne doyu la ko. li ci des génne bi des na. da ngay wax ne man jëluma ci dara. man bu ñu jëlee décision rek comme dañ lay jiñ ne jël nañu nañ jël décision ne jëluñu rek après ñun dinañ contrôler bu ñu contrôler dinañu xam. parce que nag fii la ñu dëkk ci réew mi. jëluma dara rek doy na. waaw da ngay wax rek xam nga boo waxee ba pare. ñu dem seeti nag. boo nee jëluma dara. ñu doog seeti waaye kaa la ñuy waxtaan rek yooyu moom yooyu yëpp caxal. mais nag woote waxtaan yaa ngi bëgg a bari yéen a ngi lànk boobaak léegi loolu aussi yorul réew il faut que ñu juboo ci lenn. non lànkuñu dañ koo talul c'est-à-dire que balaa nga ne naam ne fa ñun li ñu tal mooy fexe. ba Sénégalais yi métit yi ñuy dund ñu organiser wu pour changer situation dëkk bi. waaye ay waxtaan yooyu vraiment yooyu après. waaw après. ñu demee ba changement yi am ba pare. ñu waxtaan bu ñu leen soxlaa nag ñu woo leen ne leen waaw lii nu mu demee woon yooyu moom mën na ci am. maanaam da ngeen leen nar a def traque bien. non yooyu day tardé réew. ay affaire traque yooyu da ngay fexe ba sa bien kenn du ko laal. fexe ba aussi. man lu may fexe mooy dalal xelu Sénégalais yi que seen alal kenn dootu ko jël di ko détourné. waaw man jéemuma dalal xelu ñi nga xam ne dañu luubal réew mi tout ça man loolu intéressé man li ma intéressé mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi wasin ci ay saret ñi nga xam ne amuñu
ñu ndox naka lay def ba changer seen situation man loolu moo ma intéressé. très bien bëggoon naa am une idée nag ñaar ba ñett ñeent ñu ne ci sa entourage aussi quand même dama bëgg am une idée de ñan ñoo ànd ak Boubacar Camara. waaw loolu moom wax dëgg yàlla fi mu ne nii moom. mënaguma cee sori quoi. léegi gis nga bi ñu defee sunu réunion. sunu première réunion directoire. nit ñi gisante ci biir ñoom ñëpp a waaru. waaw ñoom ñëpp a waaru ñu ngi sant yàlla bu baax. di remercier ñëpp ñi ànd ak ñun ci combat bi depuis longtemps. di leen sant di xam ne ñu mel ni man la rek xamal na daal ay Boubacar Camara copie la rek. ay copie yu bare ñoom sax ñooy originaux yi man maay copie. jërëjëf waaw Boubacar Camara RFM mu ngi lay gërëm bu baax ci wuy si bi ñu wuy si tey. merci beaucoup. jërëjëf mu nekkoon seen émission yoon yi mbokk yaak monsieur Boubacar Camara ancien directeur général des douanes moo jiite jamono yi mouvement Jëngu di consultant fàttali mbokk yi ne émission bi di yoon yi mën ngeen ko dégluwaat ci site internet bu rajo Futur Média ci www.rfm.sn ci technique bi Aliou Ba El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.